bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu yeggale insha allahu taala fi nga xamante ne moom la ñu amoon ci suñu jotaay bi weesu ci al-Kunuuz al-10 bu samaahatul imaam barakatul anaam Cheikhul Islam Sayyidi Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani bi muy wax ci borom bi subhaanahu wa taala yéeme bi mu yéeme ci ni muy defare xol maanaam ni mu tabaxe xol mbindeef yi ba nga xamante ne am na yenn ci aarif billaahi nga xamante ne seen xol daf koo tabax ci modelu yenn ci yenent yi alayhimu salaatu wassalaam voilà de telle sorte que maanaam nga xamante ne ñooñu bu dul woon ne yenent dootul amati ñoom bu ñu ñëwee dañuy nekk comme yenent yooyu noonu parce que dañ leen doon seen xam-xam doon seen xaal doon seen ay maqaam lenn daal lañ doonul ci moom mooy nubuwwa gi ak risaala gi parce que yàlla dafa tabaxe seen xol comme ni mu defare exactement xolu ñeneen yenent yooyu alayhi salaatu wassalaam te loolu jaloore la gu rëy rëy loolu jaloore la gu rëy moo tax képp ku bokk ci ñooñu c'est parce que vraiment ku màgg nga bon ñooñu nag am na ñenn ñoo xamante ne waxoon nañ leen daanaka ci juróomi jotaay yi weesu ci ñooñu lañ doon wax am na tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a jéggi dayo encore ñoo xamante ne insister nañ ci ñooñu di wax ne page 84 bon 85 voilà léegi kon mu ne kon fi muy waxe naan ne sax na ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne innal ulamaa hum warasatul anbiyaa'i lam yarisu dinaaran wala dirhaman wa innamaa warisul ilma faman axadahu axada bi hazzin waafir. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne boroom xam-xam yi de ñoom ñooy doon ay yonent yi alayhi salaatu wassalaam ndax yonent yi ñoom bàyyiwuñu fi donc kenn doonu leen donc ñi leen di doon tamit doonuñu diinaar doonuñu dirham maanaam lépp luy xeetu alal loolu lañ doon li ñu doon rek moom mooy xam-xam. moo tax képp ku ko jàpp téye cër bu rëy rëy moo tax même yent yàlla Zakariya alayhi salaatu wassalaam bi mu naan ñaan xam ya qaala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun li du'aa'ika rabbi shaqiyya wa lam akun li du'aa'ika rabbi shaqiyya lan moo ci tegu wa inni xiftul mawaaliya min waraa'i waaw après wa kaanat imra'atii aaqira fa hab lii min ladunka waliyyan yarisuni wa yarisu min aali yaquuba waj'alhu rabbi radiyya voilà yéen ci yàlla Zakariya alayhi salaatu wassalaam mu ne kon borom bi daf ko doon ñaan mu ne moom yàlla nga wutal ma maanaam ci jeexitalu wax ji maanaam que ni moom dafa nekkoon koo xamante ne mu ne musu loo ma mës lu ma la mës a ñaan yàlla may nga ba ko waaw kon nag te man instant bii nii sama yax yi fa commencé nañu nooy dëgëratuñu et puis sama maanaam mooy màgget na te sama soxna dafa jaasir
voilà jaasir c'est stérile voilà stérile voilà dafa stérile kon nag yàlla nga may ma koo xamante ne daf may mën a doon maanaam ku day méngoo samay mbir koo xam ne yaris parce que ñi ñeeg sama ginnaaw yépp dama ragal ne ñoom duñ mën a téye sama héritage bi donc jox ma koo xamante ne moom dina ma mën a doon wa yarisu min aali Yaqub te dana doon ci waa kër yent yàlla Yaquba alayhi salaatu wassalaam ci lañ ko joxee Seydina Yaxya alayhi salaatu wassalaam mais doon na googu du woon bu fi jógee am na alal du mu fi bàyyi doon googu xam-xam bi la ak li ci maanaam ak li muy àndal comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne yonent yi kenn du leen doon alal ñoom lépp lu mu fi bàyyi comme ni mu ko waxee ci beneen hadith bi wa ma taraknahu sadaqa lépp lu ñu fi bàyyi sarax la lépp lu ñu fi bàyyi rek day dem trésor public waaw njaboot bi moom amut ci dara 15 duñ ko ci laal lu ñu fi baax kër yooyu tool ak lépp ci yam trésor public la jëm ñoom daal moo tax ñoom amuñu ci ngay comprendre ne ñoom amuñu ay doomu deret ñoom amuñu loolu la xam nga lu ñoom ku leen ku doon seeni maanaam liñ fi nekkee woon noonu la awliya yu mel tamit wala yu mag yi tam noonu la mel moo tax ñu bari comprendre wuñ guñ ba tey notion boobu noonu ñoom pour ñoom il faut nga nekk doomi diw maanaam boo nekkee doomi diw daal yow yaag diw yam wala yaag diw léegi ngeen jeexal doom parce que doomam nga parce que ay nawle ngeen parce que en fait ñoom question boobu lañuy xool dañuy gis ne nit daal ku mu jur koo ko nawleem la ce qui veut dire que ni lu fekkente ne yow yaay doomi diw rek ce qui veut dire que nawleem nga affaire bi nag demewut noonu parce que ñoom li ñuy doonante ay compétence la ay compétences spirituelles yu élevées la yu kawe du yoo xam ne yu tuuti la de yu gàtt yu rëy la donc du loo xam ne simple ne waa ji deret diw la rek day tax nga am ci dara wala non loolu tekkiwul nga mën ci am dara maintenant nag am na nag loo xam te ne dina ci am mooy lu mu lay yombalal maanaam mën na la yombalal yoon bi voilà loolu mën na la yombalal yoon bi mais bu defut dara moom voilà c'est-à-dire que du comme xaalis bi nga xamante ne bu sa papa nekkee milliardaire bu génnee àdduna nga jël milliards yi yóbbu nga xam ne da nga koy téye matériel la rek bu ñu téye wala kii la ay compte doom melul comme loolu de bu nekkee milliardaire bu deewee nga jël milliards yi loolu moom simple na te loolu nit ñi xam nañ ni muy defe mais bu dee wilaaya la ak xam-xam mbir mi demewut noonu d'ailleurs même ci affaire u àdduna sax même ci affaire u àdduna jii donc affaire bi du demee noonu ku am papa boo xamante ne par exemple médecin la wala mathématicien la wala mu nekk économiste wala mu nekk avocat c'est pas parce que papam dafa ne dañ ko solol blouse bi mu dem commencer plaider affaire bi du loolu voilà fii moom da ngay ñëw rek cheminer maintenant nag le fait que sang wu avocat bi maanaam sang wu mën di plaider yooyu ne ci yow parce que sa papa da ko taam da ko kii loolu mën naa ne mais pour nga mën nekk avocat moom non vraiment dafa am chemin dafa am yoon booy jaar boo xam ne boo ko jaarul moom c'est boo ñu teel a classer ce dossier parce que xam ne yow mënoo ko nekk noonu la tamit mbir yëpp noonu la demee maanaam surtout ci wàllu wilaaya tam noonu la demee voilà loolu moom moo tax ñuy wax ne képp koo xamante ne da ngay bëgg di sukkandikoo ci askan pour bëgg a jàpp ne juste par askan yow yaa war a yilif nit ñi nekk kilifa yi nit ñi c'est parce que kooku dafa dof loolu moom moo tax ñu koy wax mais parce que vraiment majnun la quoi am kooku dafa am jinne bu ko dugg parce que sinon du war mën xalaate noonu bon maintenant nag am na tamit loolu moom moo tax koo
xamante ne par exemple dafa nekk ci loolu doomam yu juddu mu yar leen ci loolu ñu nekk ci loolu ñu màggee ci loolu am nañ chance bu rëy pour mel ni moom aussi pour mel ni moom voilà mais du simple héritage ni ki noonu parce que yàlla moo doxalee noonu mbirum moom moo bëgg lépp lu aju ci moom kenn du ko doon par deret lépp lu aju ci moom dañ koy doon par spiritualité loolu yàlla moo ko bëggee noonu moo tax képp ku jàpp ci cër boobu nag jàpp nga ci cër bu rëy léegi loolu lay wax ne mu ne kon nag dañuy doon seeni xaalis seen xam-xam ak seen maqaama mu ne mbir mi yemul foofu mu ne laysa hada faqat mbir mi kat du loola kese bal li fi nekk warada rot na anu tukkee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam an ne jaala dafa def darajatoom seen daraja misla muy kem darajatal anbiya yi daraja yenente yi fii ma ada ci lu bokkut ak darajata yi risaala ñaari daraja yaa ñoom ñooy risaala pour nubuwa ak nubuwa risaala mooy bataaxal bi le fait que ñu yónni la ne la demal nubuwa gi mooy le fait que nga am message boo xamante ne maanaam prophétie bi nga recevoir ko haythu qaala fa nga xamante ne wax na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne lan taxlu du maanaam du mës a deñ di am al ardu ci suuf si min arba'ina ci ñeent fukki rajulan ay góor mislu koo xamante ne kemam day nekk xalilu rahmaani xaritu buur yàlla bi aji fees de la yërmande maanaam am na du deñ di am 40 personnes yoo xamante ne ci kaw suuf ñoom comme Seydina Ibrahima lañ wax alayhi salaam maanaam boo xoolee misl moo tax da ko souligner maanaam mislu xalilu rahmaan parce que al misl mooy kem mooy identique voilà identique voilà pour ñu ne ñaari mbir yi dañoo identique yamul ci ñu nekk yu semblable kese xam nga mooy shibh mooy semblable misl mooy identique am nañ différence maanaam dañoo ay kem lañ ak dañoo nuroo semblable mooy nuroo mooy shibh kem mooy misl moom mooy identique voilà mën naa ne Moodu ak Ibra de dañoo nuroo mais ñaar ñii dañoo nuroo maanaam loolu mën naa ko wax voilà mais mënumaa wax ne mais bu may wax ci kem dama naan ñaar yii ñoo tolloo benn lañ mooy comme lan comme bu ma nee xoolal bu ma ne ñaari verre yi nii voilà yii dañoo ay kem lañ dañoo identique ñaar yi dañoo identique mais yii dañoo nuroo kese lan lañ bokk le fait que ñu ciy def ndox wala ñu mën cee def liquide loolu lañ bokk mais identique voilà dañu semblable voilà alors que yii dañu identique voilà loolu moom mooy différence bi donc le fait que mu wax ne kon ñoom noonu lañ mel c'est-à-dire que dañoo ay kem lañ maanaam ay nit ñoo xamante ne 40 personnes yoo xam ne seen xol yàlla da koy tabax ba mel ni xolu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam dégg mu ne fa bihim te ci ñoom tusqawna moom lañ ñooñam 40 personnes yooyu ñan lañ voilà abdal yi voilà comme gisoon nañ ko dégg nga wa bihim te ci ñoom ko fa bihim tam ci ñoom tusqawna lañ leen di nàndale maanaam moom ngi lañ leen di baaw naale maanaam mooy ñoom ñooy tax yàlla di wàcce taw ci yéen wa bihim te ci ñoom itam seen barke tunsaruna lañ leen di xettalee boo leen nekkee ci ay yenn difficulté yooyu ci seen barke la yàlla di xettale nit ñi tamit ci yenn xeetu musiba yi maamaata du génn àdduna minum ci ñoom ahadun kenn illaa lu dul abdala mu wecci allah bur yàlla makaanahu bërëb mu axar keneen donc weccee googu moo tax ñu ne al abdal mooy les substituts donc ñoom noonu lañ leen di tuddee les substituts donc sont 40 personnes yoo xam ne noonu lañ gisoon nañ tamit ne am na yenn xadiis yi wax 30 personnes te waxoon nañ ne loolu li muy tekki lan moom moo tax voilà kon xadiis boobu axraja mu ne mu ngi wax ci note de bas de page bi ne axrajahu gën na ko ak solo na ko at-Tabarani fil awsat ci al awsat mooy mu'jam al awsat an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu fii aaxirihi am na ci jeexital bi qaala Sa'id nee na Sa'id mu ne nee na wa sami'tu dégg naa Sa'id ibn al-Musayyib mu ne wa sami'tu dégg naa Qatada
maanaam Sa'id boobu Sa'id ibn Musayyib la voilà rahmaani mu ne sami'tu dégg naa Qatada mooy Qatada ibn Di'ama mu ne yaqulu nee na las naa nashukku ñun musuñoo sikki sàkka anna al-Hasan nekk Hasan maanaam al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu minhum ci ñoom la bokkoon dégg nga mu ne ñun musuñu sikki sàkka ci ne Hasan al-Basri ci 40 personnes yooyu la bokkoon mu ne wa hadha al-hadith mu ne bii hadith hasanahu maanaam atte na ne hadith bu hasan la bu baax la bu wér la as-Suyuti mooy imam as-Suyuti rahimahullah wa qaala wax na al-Haythami mooy al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami voilà isnaaduhu càllalay hadith bi hasan na maanaam bu baax la mu ne wa bi lafzi wala am na nag léegi hadith bi ñëw na ci kàddu salaasina ne fanweer lañ kon 30 personnes au lieu de 40 boobu akhrajahu solo na ko Ibn Hibban Ibn Hibban fii taarix yi ci taarix man Abi Hurayra jël ci Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa akhrajahu solo na ko tamit Ahmad te moom mooy imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi fii musnad ci musnad wala Hakim at-Tirmidhi mooy menn Hakim at-Tirmidhi borom Nawaadirul Usul Xaatimul Awliya et cetera borom téere yu am solo yooyu voilà mais fii Nawaadirul Usul am na tamit beneen téere bu mu bind bu tudd Nawaadirul Fiqh aussi dégg nga wal Xallaal mooy Abu Bakar da tudd al-Xallaal rahmatullahi alayhi fii Karaamaatul Awliya ci téere boobu mu tuddee Karaamaatul Awliya an Ubaada ibn Saamit saxaabi bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu wa rijaalu góor yi nekk ci xadis boobu tam rijaalu saxiix góoru saxiix rek an Abdul Wahid an Abdul Wahid kon jël ci Abdul Wahid non ghayra Abdul Wahid boobu voilà ba mu des Abdul Wahid kon Abdul Wahid maanaam ci caalale gi xadis bi la nekk moom doomu moo nekk koo xamante ne wuute nañ ci wér na wala wéru waxat te fekk dëgg nag wasaqahu dëgëral na ay waxam al-Ajli imam al-Ajli rahmatullahi alayhi ak ci waxu Abu Zur'a ak moom Abu Zur'a ar-Razi rahmatullahi kon xadis bi kon loolu la c'est-à-dire que kon am na 40 personnes yoo xamante ne ci xol yi ñu seen xol borom subhaanahu wa ta'aala da ko tëggee xolu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam kon ñoom ñooy abdaal yi et que 30 personnes ci ñoom voilà 30 personnes ci seen biir ci maanaam 30 dañuy wax tamit ne 30 personnes lañ boo gisee nag xadiis yi wuute ci kàddu yooyu wuute comme ni ñu ko waxee wax mooy le fait que ni 40 personnes yooyu ñooy 40 personnes maanaam en général moom la ñuy doon c'est-à-dire que souvent ñoom 40 personnes lañ yoo xam te ne am nañ benn place ay places yu précises ci diwaanu Salihana ñoom ñoo yor benn groupe bi maanaam ñaareelu groupe bi ñoom ñoo ko yor mooy 40 personnes yooyu maintenant seen chef yi ñoom seen biir am nañ ay chef yoo xamante ne 7 personnes lañ loolu moom moo tax léeg-léeg ngay gis wàllu yu ñenn ci ñoom di wax naan am na abdal yoo xamante ne naan abdal yi 7 lañ léeg-léeg nga gis ñeneen wàllu yu ne abdal yi 40 lañ en fait loolu wuute wuñ c'est parce que dafa am 7 seen biir ñoo xamante ne ñoom ñooy seen chef yi comme nuqaba yi tam noonu lañ mel nuqaba yi buñ ne mu dee 300 lañ am na 12 yoo xamante ne seen biir ñoom ñooy seen chef yi voilà léegi donc mbir mi noonu la demee léegi kon 7 kii yooyu maanaam léeg-léeg tamit 30 personnes yi ñu wax le fait que mu indi ko moom mooy ne c'est parce que léeg-léeg day am jamono yoo xamante ne 40 personnes yooyu duñ fi nekk parce que diwaan Salihana tamit noonu la demee c'est-à-dire que du léeg-léeg day am ñoo xamante ne duñ fu nekk. léegi boobaa parce que aussi pour ñu teg place kenn il faut que mu mériter ko maanaam du par défaut kenn du élire foofu nit par défaut loolu moom moo tax mu jóg jamono nombre de personnes yi nekk ci diwaan bi dañuy wàññeeku. dañu commencé wàññeeku di wàññeeku ba benn jamono day des benn kese mooy xutbu bi moom rek mooy nekk ci diwaan bi waaw. ah oui parce que mënuñu fal nit benn poste boo xamante ne mérité wu ko mënu ko support mënu ko téye spirituellement attanu ko spirituellement attanu ko loolu moom moo tax tamit ñoom seen biir bu ñu gisee ñoom tamit noonu la ñuy def pour mën a jëli ji ñeneen indi leen seen biir dañ maanaam ñu leen di ñuy proposer ñenn ñi waaw waaw Modou ngi ne Modou moom jàmbaar la ko voilà ñu ngi ne ci biti mais voilà guerrier la ñu ngi góorgóorlu et cetera am na tel maqaama nii ku ko jàppale dina yëg mais kenn ci ñoom gis ko loolu moom moo tax pour nit ki bokk ci ñoom il faut que kenn ci ñoom gis la ñëw jël la jàppale la su dul loolu dootu man mënoo cee bokk. système de cooptation. voilà su dul loolu mënoo cee bokk il faut nga ànd ak ku mel noonu malgré yi ñu doon wax yépp ne nii la ñu mel il faut nga dox bi
mais sinon sans loolu mënoo ci bokk. maintenant nag kenn ci xut buy wala ci ma fàtteexul kunuus yi kenn ci ñoom mën na lu def gis la daal di ñëw daal lay fekk ci bunt bi maanaam fekk da ngay nekk ci bunt bi parce que tamit comme ay échelon la mu daal di ñëw daal lay voilà daal lay xëcc indi la ci biir mais loolu sous condition que nga mën a nga apte pour loolu voilà moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy proposer nit ñi foofu mooy proposer nit ñi moo naan voilà diw de sa kii la gis naa ko sama daf maa bëgg daf maa sopp mi ngi topp sama sunna mi ngi topp sama kii et cetera bëgg na nitu yàlla yi mi voilà xolam sell na ba pare apte na tamit pour mën def yoon boobu parce que benn affaire am na gis nga léeg-léeg na gis nitu yàlla boo xam ne wala kenn koo xamante ne day am sëriñ bu baax bu mat sëkk presque sax wala boog sëriñ bi gën ci jamono bi mais moom problème bi mooy dadul mën a yegg ci te sëriñ bi pourtant sëriñ bi mënoon na koo yëkkati xam nga loolu la xam nga sëriñ loolu day capable lool mën na laa jàpp léegi nii léegi tey jàpp sa loxo yëkkati la teg la ci maqaama yi gën a kaw léegi en un clin d'œil loolu mën na ko mais du ko def lu tax parce que affaire dafa am yoon déjà le simple fait que yàlla ni mu bindee doomu aadama manu ko du mën a àttan loolu rek doy le simple fait que yàlla ni mu bindee doomu aadama àttanul loolu rek doy mooy lan xoolal tey fi mu toll soo bëggee dem nga bëgg a dem Paris léegi nii Paris benn waaye jàpp sa loxo rek xëcc nga yegg bu ko defee nii ak sa yaram bi nga yor da ngay désintégré wu da ngay désintégré wu parce que sa yaram mënu ko yaram mënul loolu donc maintenant donc moom bu bëggee nga yegg Paris da lay jaarale rek ci yoon bi lu mu gaaw quand même il faut mu am benn temps ak ba pare mu dugal il y a toutes les conditions mu mettre ko en place nga dugg ci benn bulle boo xamante ne dina la permettre nga mën a avancer ci côté boobu mu lool propulsion bi ñuy wax ci wàllu yoonu yàlla bi il faut mu am loolu c'est-à-dire que mun propulsion bi lu rek dalay jàpp yow rek xëcc déedéet daf lay dugal d'abord ci benn bulle boo xamante ne comme ni nga mën a nekkee ci biir oto di daw oto bi di daw nga doog a yegg wala TGV bi wala avion bi wala mais boo duggul ci lu mel noonu doo dem loolu déjà benn préalable la beneen préalable bi moom mooy mais parce que nit dafa am nu ko yàlla bindee tamit loolu moom moo tax même xale yi loolu moom moo tax yàlla tegu leen benn kii taklif tegu leen benn néewu leen dee leen julli pourtant léeg-léeg nga gis xale boo xam ne mën naa julli dinañ ko mën a jàngal ba mën a julli mën lépp mais yàlla tegu ko mu nekk farata ci moom parce que farata dafa am benn doole bu mu àndal spirituellement boo xam ne xale àttanu ko maanaam yaramu xale ni ko yàlla bind physionomie bi moo ko àttanul loolu moom moo tax xale du xam yenn mbir yi même bu yu nekk ci moom lu am may yàlla du ko xam du dévoiler wu ci moom lu tax parce que dafa am physionomie moo ko permettre mu mën mel noonu mu mën am loolu maintenant il faut que mu cheminer voilà yàlla nag mën na ko yombalal selon ni mu tabaxee xolu nit ki sa évolution bi gaaw wala mu yéex ruux yi tamit noonu lañ mel c'est-à-dire que ruux yi même bu fekkente ne ñoom ñëpp ñoo nuroo sur le fait que amuñu limite et cetera sur le fait que ci borom bi lañ jógee et cetera ci ñoom ñëpp le fait que ñoom ñëpp ci ruuxu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqatu Muhammad yi ci lañ génnee même bu dee ci côté boobu yëpp ñoom ñoo ci nuroo am na foo xam te nuroowuñ ko fi nuroowul moom mooy seen capacité mën a téye am daal yi c'est-à-dire que flux yi nga xamante ne ñoom ñooy déborder ñoom ñooy voilà abondance yi loolu le fait que mënuñu ko téye ak fuyu daat yi maanaam mooy afflux influx yooyu le fait que mënuñu ñoom ñëpp bokkuñu ni ñu koy contenir rek
loolu foofu tamit dañ ciy wuti donc ce qui fait que loolu day jouer tam ci seen puissance spirituelle daf ciy jouer voilà daf ciy jouer donc maintenant beneen mbir bi nga xamante ne parfois tam mooy tax sëriñ bi du la man rek ñëw rek jàpp yëkkati la mooy sëriñ bi moom daa nekkul moom kese lu mu foor lu mu gën a kawe diwaanu saalihiin mi ngi nii Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo nekk ci buntu bi moom mooy recruter gars yi moo di recruter te du Tidiane rek dafay dugg parce que sëriñ bi dafa nekk ci benn xadara moom tamit c'est-à-dire que affaire yi tamit dafa am règle yu muy topp dafa am règle yu muy topp voilà donc moom xam na ne sama taalibe diw de tabarkalla bëggoon naa mu daal di yéeg léegi yegsi mais nag xadara bi il faut que mu décider xadara bi gars yi non booy bi pareegul ko mënagul ñëw duñ ko indi ñu ne kon nag booy pour le moment nañ ko fi bàyyi ba mu pare parce que aussi affaire bi noonu lay demee parce que tamit xadara bi dafa am ay teggin yu mag yu mu laaj aussi te kuy wut yàlla ku nekk loolu moom mooy première bi loolu moom moo tax mbir mi du am accès ci maqaama bi mais mbir mi moom mooy d'abord teggin yi parce que képp koo xam te da nga am teggin yi da nga ñàkk teggin yi avant ngay am maanaam da nga am mbir yi te amuloo teggin yi mu war a àndal maanaam en fait loolu daf lay gën a gaañ da lay gën a gaañ loolu moom moo tax teggin yi am solo loolu moo tax teggin yi am solo ci wax ci jëf ci doxalin ci comportement ci lépp ci bët bi ngay xoole mbindeef yi ci ni ngay doxale ñoom ci yépp loolu dafa am teggin yoo xamante ne loolu la laaj surtout ci nitu yàlla yi et que donc yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel la donc yeneen yi alayhi salaatu wassalaam am na ci ñoom ñoo xamante ne kon borom subhaanahu wa ta'aala dafa modeler xolu yenn ci aarif billah yi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu àdduna bi ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xolu ñooñu dégg nga mu ne fal muxaatab bi ñi nga xamante ne ñoom la ñu jokkalanteel hum ñoom ñooy ulamaa'ul umma ñooy borom xam-xamu xeet bi kon borom xam-xamu xeet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da yent bi di wax foofu wala mu yàqul te waxul ne warasata nabiyyin waahid warasata ndonoy nabiyyin ab yenentu waahid bay kenn waxul ne boroom xam-xam bu ne day doon yenent waxul loolu ab yenent walakin waaye qaala moom dafa wax moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam warasatu ndonoy al anbiya yenent yi dégg nga voilà mooy doon yenent yi alayhi salaatu wassalaam voilà kon kenn ku ci nekk noonu la yàlla de noonu ci ñoom noonu la yàlla defal loolu moom moo tax yenn maqaama yu kawe yi tamit en fait en toute vérité du effort nit moo ci yóbbu nit maanaam lu yàlla di may nit ki la d'abord avant parfois même avant muy juddu voilà mais nag parfois aussi fii lay nekk yàlla tàggat ko jàppale ko dimbali ko jëli ko ci yenn kii yëkkati ko parce que tamit yàlla am na kàttan ci def lu ne yàlla moom mën na lu ne yàlla moom bu ñu xësee ba yegsi ci domaine yàlla foofu logique amatu fa ndax lu ne la man yàlla obligé wul mukk ci di topp li nit ñi di baaxoo di gis loolu moom moo tax même xam nga diwaan saalihiin ni mu demee loolu mooy règle générale bi mooy ku génn àdduna day am keneen ku la remplacer day am keneen ku la remplacer donc xutbu bi su génnee àdduna ci yeneen xutbu yi la ñuy jël kenn mu remplacer ko mooy xawfu bi voilà ci juróom-ñaar yooyu la ñuy jël kenn après ñu jàll ci beneen groupe bi mooy groupe boobu après ñu jël bu kook génne après ñu jàll ci beneen groupe bi et cetera maanaam kon su kenn génne àdduna ci 3 yi lañ koy remplacer su 3 yi génne àdduna ci 5 yi 5 yi bu kenn génne àdduna ci 7 yi lañ koy remplacer 7 yi bu kenn génne àdduna ci 40 yi 40 yi bu kenn génne àdduna ci 300 yi
mais loolu mooy règle générale sinon wàll yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk autour diwaan bi c'est-à-dire que ñoom ci buntu bi la ñuy nekk parce que mais dañu bokk ci xadara bi mais yëgguñ ci diwaan bi am parce que diwaan bi c'est l'élite de l'élite de l'élite c'est la crème foofu caaxaan dugalu fa nit voilà comme buñ voilà c'est-à-dire que politiciens yi bari nañ mais gouvernement bi dafa restreint gouvernement moom surtout en temps de crise. voilà voilà si ce n'est pas que képp ku bokk ci politique bi rek bokk ci formation wala ci nan lañ koy waxe ñi majorité bi waaw bokk ci majorité bi rek que ni da ngay nekk ministre du loolu de genre conseil constitutionnel. voilà genre voilà président. exactement dafa sélectif voilà dafa sélectif donc foofu noonu la demee c'est-à-dire que am na ñoo xamante ne yegg nañ gaa ci niveau même ñooñu sax déjà pour nga yegg foofu gis nga niveau bi ñuy sélection maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk autour ñooñu noonu pour nga yegg foofu noonu groupe boobu nag ñoo gën a bari tuuti waa diwaan mais problème bi mooy bu diwaan bu amee kenn ku ñuy remplacer mais benn nit dong la ñuy jël ci biir groupe boobu ce qui veut dire que ni groupe boobu nit mën na faa nekk ba dee te du mës a dugg ci diwaan parce que c'est très sélectif parce que léeg-léeg tam nit génn àdduna bokkoon ci diwaan bi génn àdduna continuer di fa nekk kooku xam nga kenn du ko remplacer voilà léegi boo toppee loolu nag affaire bi c'est plus compliqué que voilà dafa donc. mais Charles. benn question. képp koo xam ne da nga doon dem diwaan. waaw. après nga génn àdduna. mun nga fa peut-être bañ a nekkaat. mais est-ce que yow mun saa yu la neexee nga ñëw diwaan wala est-ce que dafa am aussi ay règles yu koy régir. waaw non ngaa ñëw da ngay laajte aussi autorisation. déedéet dafa am non dafa am ay règles du képp kenn koo xamante ne dafa bokkoon diwaan rek que ni day mën a ñëw day mën a ñëw di dellu si. diwaan ba du marché ah du marché ah d'ailleurs xam nga d'ailleurs boo xoolee léegi nit ñi nii rek de manière générale ñi xam ne diwaanu saalaxee ne existe na maanaam existence bi rek ñooñu déjà dañoo bëriwul ñooñu déjà ñu wàññi ci ay baaraam lañ en fait faut pas croire que ni diwaanu saalaxee ne da ngay def foo romb rek gaa yi di waxtaane diwaan bi ah. le simple fait que nga xam ne existé nañ ñooñu ay nit lañ yu existé di dundandoo nit ñi loolu rek déjà dafa raar ci biir ñooñu ñi xam ne mbir mi nii lay doxe loolu mu gën a raar encore waaw après ci seen biir ñi nga xamante ne ñoom dañ dem ba mën a xam ne waaw léegi nag maanaam pour intégrer ko maanaam mën caa dugg parce que xam nga gis nga le simple fait que di ci wax rek loolu le simple fait que yàlla may la nga war cee mën a waxtaan ak di ci mën a am benn aperçu simple fait boobu mais xéewal bu rëy la parce que xoolal àdduna bi lan la nit ñi di waxtaanee non mais c'est vrai xoolal rek génnal ci mbedd mi wala nga taal télé bi nga xool lan la nit ñi di waxtaanee voilà boo ko nattee foofu di nga comprendre voilà donc beneen bis la mooy boo fa nekkee foofu xam nga foofu amul ay dugg naa léegi bon ay wax sa xalaat amul fa non dafa am ay règles yu strictes yoo xamante ne képp ku ko respecté wul du baax ci yow. du baax ci yow d'ailleurs booy njëkk a dugg sax booy njëkk a ñëw booy yegg si rek dana la saway taxaw ñu ne la fii diiwaan gis nga ko mi ngi nii diiwaan ba pare en fait duñ la war réalité yu diiwaan bi yépp de parce que kuy doog a ñëw nii te fekk amul niveau xutbu yi par exemple moom du xam xutbu yi ñan lañ du xam tamit abdal yi doon du lañ xam moom ci groupe bu njëkk bi lay bokk 300 yi moom moo gën a bari d'ailleurs ñooñu lay bokk foofu lay nekk. su nekkee ci zahir xamul ñan la mais pour autant kiiraay boobu day nekk ci kanam. waaw day nekk seen kanam kiiraay boobu day nekk ci seen kanam
léegi après su tax léegi bu ñëwee parce que en fait ay cercle la moo tax te cercle bu ne dafa am beneen cercle bu nekk ci kawam voilà loolu la léegi cercle boobu nag ñoom cercle bi bu njëkk bi la ñu gis après nag dañ koy jàngal dañ koy jëkk jàngal ne ko saay fii nga nekk dañ koy ubbil kii ay xeetu kii la comme coffre ay coffre fort lañ koy indil ne ko yi am na ay secret yu mag a mag yu nekk fii bii secret bi nii la tudd bii lii la bii lii la bii lii yii lii la 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 vraiment ñu ne ko voilà léegi nag gis nga secret yi waaw ñoo amoo droit ngaan ko nga di wax mais soo koy waxtaane itam soo koy wax am nga droit transmettre ko koo xamante ne xam nga ni maanaam parce que gis nga ni kii fii lay ñëw après mais ni nga ko koy jàngale boo bëggee secret bi nekk ci moom nii nga koy transmettre secret bi nii lañ koy transmettre ñu jàngal la loolu ba nga xam nan lañ koy def ñu jàngal la beneen affaire mooy gravité bi nekk ci nga di ko wax keneen ku bokkut ak genre nit yooyu loolu maanaam ba pare nag ñu jox la ay exemple gis nga diw xam nga diw da ne waaw ne fii la nekkoon mais secret sàngam ba mu ko jàngalee nangam moo ko ci fekk ay xeetu alkada yu yéeme. voilà ba pare dañ koy dégrader dañ koy dégrader parce que ñu bari dañ foog ne gars yi ku xës ba dugg foofu rek mucc nga jeex na affaire de loolu noonu de waaw oui mën nañ la wàcce loolu moom moo tax ñoom ñi bu xutbu bi dee wax bu xutbu bi dee wax ñoom ñëpp dañuy noppi duñ wax dara duñu sax ngaan duñ yëngatu dong duñ ko def parce que dañuy bañ perte dañuy bañ seen yëngatu googu wala seen wax jooju ànd ak ñàkk teggin boo xamante ne day waral ñu waddal leen léegi. est-ce que gënul simple nga bañ a bokk ah waaw mais non li gën a simple te gën lépp mooy nekk jaamu voilà nangu nekk jaamu yàlla kese loolu moo gën a simple te moo gën lépp voilà moo gën a simple te moo gën lépp. donc en fait ñoom bu ñu fay dem aussi dafa am ay règles bu ñu génnee àdduna voilà xut bi moo koy décider. déedéet selon niveau nit ki tamit parfois ak exception yi mu amee parce que du ay exception yooyu ay exception la ñi nga xam ne dañuy génn àdduna di mën di continuer di fa nekk yooyu ay exception la mais du ñëpp ñoo mën loolu voilà parce que sinon su doon loolu la kon ay milliers et des milliers la ñuy doon voilà dégg nga voilà léegi léeg-léeg nag am kenn koo xamante ne par exemple ci groupe boobu xam parce que wax naa la ne am na benn groupe boo xam ne groupe de présélection la pour ñu mën faa dugg si mais groupe boobu du ñëpp ñoo fay maanaam am na ñoo xamante ne tey dañuy jugee ci 300 groupe 300 yi rek daal di yéeg nekk xutbu loolu mën naa ne mais loolu dafa raar léeg-léeg sax ñu jël kenn ci biir groupe de présélection bi mooy ñu nekk ci buntu bi noonu kenn ci ñoom rek ñu jàpp la rek jékki-jékki rek aca xutbu bi jóge fi xawsu bi génn àdduna rek ñu jël la yow yóbbu nga nekk xawsu directement loolu tam mën naa ne ngëneelu yàlla la rek ngëneelu yàlla la rek am na ñeneen tamit ñoo xamante ne li gën a yéeme mooy loolu mooy du ñu jaar sax ci état bu présélection bi ci amma gi la ñuy jóge maanaam ci komo bi jékki-jékki rek yàlla defal leen gëneel boobu yékkiti leen jël leen fii parachuté leen ñu wàcc ci biir diwaan bi wala ñu bokk ci aqtaab bi wala ñu bokk sax ci afraad yi wala sax ñu nekk ci afraad yi voilà juste parce que dañ sincère ci seen diggante ak seen borom yàlla daal ñoom dañoo dëggal dañoo incarner le fait que ñu nekk ay jaam
am na ñoo xam ne duñ jaar sax ci diwaan bi dañuy dem directement bokk ci gaa yi kawe ma fàttewul kunuz yooyu noonu ahlul itlaq yooyu directement amul duñ jaar sax ci diwaan bi ñooy ñëw rek ëcca mais ñoonu bokkuñu gaa ci diwaan bi bokkuñu ci instance de décision yi mais ñoom lu fa xew dañ koy xam te lu leen neexul du fa am ah mooy ñu nekk ci palais bi ñu nekk palais lu leen non loolu loi bu leen neexul gouvernement bi du ko adopté ñoom ci palais bi lañ leen parachuté directement peuple bi sax xamuñu leen sont inconnus du peuple ñoom ñooy jël décision yu mag yi bu ñu déggee naan diw moom mooy loxol président maanaam moo koy bindal wala diw politique économique bi wala politique sociale bi wala politique nangam yépp moo koy dawal. c'est le conseiller. waaw parce que moom mooy dicter président bi loolu mooy noppam wala yu mel noonu loolu la ñooñu am na ñu mel noonu mais ci affaire ci kiiwu tam noonu la am na ñu mel noonu ñooñu ñoom ñooy waa ahlul itlaq yi mafatihul kunuz xam ne mooy ahlul maqaam la maqaam te loolu lañ leen di wax noonu tamit. ñoom mooy amuñu maqaama en fait ñoom daal yàlla lañ am ñoom amuñu leneen yàlla daal lañ am moom daal yàlla laa xam moom rek lay jaam xoolu fi leneen wutul leneen sàkkuwul leneen dara intéressé wu ko lu yàlla voilà te amuñu benn responsabilité bu tegu seen kaw kenn du leen laaj benn compte lu taxoon lii xew déedéet te dañuy doon aaya boobu haza atauna fam nun aw amsik bi ghayri hisab suñu may gaa ngi nii joxeel wala nga téye lu la neex mais kenn du la régler amul ay ñu xoolaat régler déedéet maanaam caisse noire daal lañu yor nu mu leen neex lañuy dépenser ci li yàlla moom lu leen neex la leen neexe lañ ko utiliser mais ñooñu bu ñu yeggee foofu tamit dañu am teggin bu jéggi dayo par rapport ak seen borom parce que ñoom yàlla rek moo leen moom lañ bëgg tamit voilà ñoom ñooy beneen groupe bi mooy moom lay junj fii bi mu naan amma rasulullah ndaal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam falaa yuftaru maanaam tabaxuñu mooñuñu qalba ahadin xolu kenn ala qalbihi ci xolam maanaam amul benn modèle jëluñu modèle xolu kenn def ko ci modèle parce que qutb bi nga xam ne mooy al aariful akbar mooy aarif bi gën a mag moom xolu aarif bi gën a mag la doon la ci lañ tabaxe xolam mooy sayyidina Israfil alayhi salaam ci xolam lañ tabaxe xol bi voilà et puis dafay doon beneen tur qutb bi am na benn tur bu muy doon boo xam ne tur boobu daf koy sol manteau lay doon ci moom yërëm benn tur la boo xam ne turu Seydina Ali karamallahu wajhu ku bokkul ci ñoom doo ko xam ku bokkul ku narta nekk qutb sax kenn du la ko jàngal doo ko xam voilà mais kon gis nga mais ki ñu mais ba tey waxul ne dañu mooñe xolam xolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam nga ni lu tax mu ne li annahu ndax loolu maqaama la boo xam ne azizul manali lu jafe nga jot la maanaam dafa rare c'est d'une rareté extrême dafa voilà parce que léeg-léeg ñu nekk jamono yoo xamante ne genre nit ñooy duñu am wala dañuy raarifié wu lu tax parce que en fait parce que ñooñu genre nit yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ay mbubb lañ albisatu nabi sallallahu alayhi wasallam albisatu nabi sallallahu alayhi wasallam am ay yére yonent bi lañ c'est-à-dire que yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen biir ni mooy seen biti mooy seen biir seen baatin mais ñoom ñooy ci biti ñoom ñoo nekk ci biti nii
loolu tax loolu nag mooy réalité wu ku mel ni Seydina Limamou moo tax ñu naan ko libaas mooy yére libaasul nabi yére yenente bi la sallallahu alayhi wasallam loolu mooy réalité en fait loolu moom moo tax ñu bari loolu moom moo tax nag c'est-à-dire que explique maanaam comprendre réalité moom moo tax mu am ñaari groupe principal ci ay mbiram parce que comprendre réalité dafa xaw a jafe dafa compliqué mooy parce que ñooñu comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ay yére yonent bi lañ sallallahu alayhi wasallam donc ñoom ay waliyu lañ ay muhammadiyuuna lañ c'est-à-dire que yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ doon et puis kenn tënku leen ci dara ce qui fait que c'est-à-dire que mooy itlaq gi ñu nekkee ce qui fait que bu ñu nekkul ak ay nit ñu mën a comprendre réalité boobu souvent dérapage day am ci ni ñu comprendre seeni mbir souvent dérapage day am moo tax ñu bari moo tax nga gis ñenn ñi jàpp ne moom mooy yenent bi ci boppam wala ñenn ki mais loolu erreur la parce que yenent dootu amati ci na indi sallallahu alayhi wasallam te nekkul loolu yaakaar naa ñaar nit ñu am xel bu ñu werante ci loolu du jëmmi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom moo daan ànd ak ñoom Seydina Abubakar ak ñoom radiyallahu ki nekkoon Makka après ñëw Madina et cetera xam nañ ni du même nit ki mais que ñooñu seen réel seen ruux la yenent bi sallallahu alayhi wasallam remplacé par ruuxam moom voilà donc loolu réalité la boo xam ne fekk c'est-à-dire que ñu ko comprendre maanaam fekk comprendre woo ko dëgg ni da ngay am problème soit da ngay bokk ci benn extrémité bi mooy ñi nga xamante ne dañ koo gëm bëgg ko mais après ñu jàppe ko comme ab yenent te loolu kufur la en fait ak kéefër la wala nga bokk ci ñi nga xamante ne yow comprendre rôle kii nii la mel sauf que dafa am comme ñi mu doon dundal am na réalité yu ñu comprendre wala bokk après beneen génération pas ñu mu doon dundal directement peut-être mais juste après parce que xam nga comme fu dëkk bu mel ni Kébémer ku ne mën na faa wax lu ne développer fa xeetu idéologie bu ne te du am benn kenn kuy taxaw naan saa gars yi soyez raisonnable kenn du ko wax ñu parce que dañuy bañ ñu escantel voilà donc vu réalité boobu moo tax ñenn ñi duñ mën a maanaam ñu am mal compréhension ci dëgg-dëgg moom mooy kan ak naka la mel mais mu am ñeneen ñoo xamante ne ñàkk xam lool te jéemu ñoo xam jëmmi nit ki parce que loolu tam dafa am solo mooy tey man boo ñëwee ne ma diw nii la mel wala nga wax ma dara ci nit man waruma doyloo wax jooju kese dama war a xam kook maanaam dem moom ci jëmmi boppam ci source bi ma xamee ci moom parce que loolu erreur la bu ñu bari di def dañuy gis ñu bari dañuy critiquer même tey ma jël exemple bu gën a banal maanaam ci suñu milieu ñun mooy fi mu tollu wahhabite bari na ci ñun ñoo xamante ne lu ne la ñuy wax ne wahhabite nii la ñuy xalaate wahhabite lii la ñuy wax mais en réalité xamuñu leen yi ñuy wax lu ci bari du dëgg ndax xamuñu leen tout simplement voilà dañuy dégg rek gaa yi ne wahhabite nii la ñuy xalaate nii la ñuy def nii la ñuy wax ñu daal di jàpp lool boo bëggee xam ñoom nan la ñuy xalaate ak nan la ñuy wax da ngay dem ci seen téere yi wala nga xool seen kilifa yu mag yi lan la ñuy wax exactement et dans une durée parce que munoo jël benn wax kese nga segg ko ci ay milliers d'heures yoo xam ne wax nañ ko xam nga loolu normalul xam nga tey mënuma ñëw tey ne Moodu moom lii la wax man Moodu man am naa possibilité xam am ay milliers d'heures ci ay discours am ma jël benn discours kese tànn ci benn minute kese ne lii mooy idéologie wu Moodu loolu maanduwul li maandu mooy attention li maandu mooy ma mën a wax ne Moodu kat lii dégg naa ko mu wax lii pendant des milliers d'heures ma mën a xam ne wala pendant 100 heures wala 50 au moins
ma mën a xam à peu près nan fan laa koy classer wala boog man it liir naa ay téere yu Moodu téereem yi lii la ci soutenir loolu moom mooy li maandu parce que nit mënoo koo àtte parce que benn noonam moo la wax ci moom loolu man tamit il faut nga déglu ko moom ba pare mu wax munoo voilà su ma bëggee juger n'importe quel groupe munuma dem ci ay ennemis yi bind ay livres ci moom wala wax ci ñoom rek ma àtte woo ci ñoom mënut a nekk il faut ma xam moom ci boppam mu wax loolu nag voilà c'est-à-dire que ce qui fait que ñu bari tamit réalité yooyu lañ dul mën a xam ci yenn nitu yàlla yi léeg-léeg nga gis benn waay boo xamante ne da ngay gis ko surtout ñun ci wolof yi dafa bari ci ñun dañuy jàpp benn waliyu boo xam ne mais waliyu bu mag la exceptionnel mais nga dégg ñu ñi di nettali ci moom ay wax yu ñaaw yoo xam ne mais yàlla xam na ni tey fi mu tollu mandikat bi ngay romb ci mbedd mi buñ la waxoon ne moom loolu la doon def doo gëm nga bëgg ko gëm yow ci nit ku mel noonu yooyu yëpp ay xeeti maanaam xeetu ñaaw njort la ak ñàkk sàmmanteeg tegginu doxalin yi ci wàllu googu donc ñun war nañu xool loolu tamit voilà ku mel ni Seydina Limaamu par exemple radiyallahu anhu loolu moom mooy mbirum fi mu toll am na ñoo xam ne bu ñu déggee mu wax ko daan ni radiyallahu anhu dañuy jàpp ne scandale la parce que damaa waroon a wax sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xamante ne bu ñu déggee mu wax ko dañuy jàpp ne scandale la parce que tout simplement dañ jàpp ne kooku dañ koo jàppee lu bokkut ak dëgg-dëgg li mu doon maanaam jàppe wuñ ko comme étant nit ku baax alors que loolu yëpp ay erreur la nit soo ko bëggee xam da nga koy xam moom à travers moom ci jëmmi boppam ay waxam ay discours am façon doxalinam nan la doon voilà à travers loolu et que maintenant nga xool li mu wax maanaam ak yi mu wax ci boppam lan moom mooy waral mu wax ko maintenant nag ça suppose que nga mën comprendre yenn réalité yu yenn awliya yi di wax di am ak yu ñuy dund parce que soo comprendre aussi ça ne sert à rien nga xam lu ñu wax na parce que doo ko xam d'ailleurs mën nga fa jógee sax jàppe leen ay noonu mën nga fa jógee jàppe leen ay noonu wala nga tomber ci fanatisme boo xamante ne fanatisme la bu démesuré tout simplement voilà donc ñooñu groupe bu restreint lañ ñoo xamante ne kenn ku ci nekk ci ñoom am na xeeti may yàlla yoo xamante ne ñaari nit ci wàllu yi lu ñu rëy amuñu ko yow rek yaa ko am yow kese yaa am may boobu te may boobu fu ñu ko waxee ku ko dégg day foog ni kii moo raw ci àdduna bi wàllu yu mënta mel ni kii mais loolu mooy ñàkk xam leen la mais ku leen xam dina xam ne loolu dàkkontewul ak keneen raw ko wala dàkkontewul ak mu tollook keneen parce que ñooñu ay façon yi nit lañ ñoo xamante ne dañoo spécial te bu ñuy wax seeni may yi ak beneen affaire tamit am na mooy léeg-léeg ñuy wax loo xamante ne maanaam jëmmi maqaama bi ñu nekkee maanaam en fait ñoom fi ñu nekk du maqaama comme ni ñu ko waxee en fait du maqaama ce qui fait que maanaam fi ñuy waxee day waral day tax yeneen nitu yàlla yi maanaam ñoom bu ñu taxawee di wax da ngay gis day mel ni comme si kii moom en fait bi yàlla bindee àdduna ba léegi en fait ndekete moo fi teg tànk ndekete wala lii fi doon jaar yëpp ndekete tekki wu ñu woon daanaka dara ci kanamam mais c'est que maqaama boobu la c'est-à-dire que en fait comme ni ñu ko waxee du maqaama mais dañ koy tuddee maqaama dans un sens figuré maanaam foofu la parce que foofu dafa absolu et que kenn ku ci nekk nag yàlla am na ay jagleel yu mu la fa defal lu tax ndax sol bi nga sol nekk yére yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo ko waral voilà loolu nag boo comprendre rek dootoo fi nekk di xëccoo di war aw di war def lii di war déedéet dangay comprendre nekk kenn ku ci nekk yàlla lenn daal moo leer moom leer na mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo raw gaa yi ci des loolu moom leer na moom beneen mbir bi leer
mooy ginnaaw Cheikh ci tariqa bii ñu ne Seydi al-Harazim radiyallahu anhu moo raw ñëpp loolu moom mooy beneen mbir moo xam te ne moom ñaari nit ñu xam tariqa bi duñ ci werante leneen lu dul lii kenn ku ci nekk mën na jàpp ne kii kat jàpp naa ne moo raw ñeneen te loolu bu ko waxee kenn du ko ci ŋàññe parce que tout simplement kooku mën na nekk koo xam ne effectivement moo raw ñeneen ñi mais ci benn buntu parce que ñoom ñëpp dañoo nekk ñi nga xamante ne dañoo taxaw ci maqaama boobu te loolu ay réalité la yoo xam ne ñu bari bari mënuñu ko xam en fait mënuñu ko comprendre seen imagination mënu ci yegg parce que pour ñoom bu ñu déggee xam nga yaa ngi am na benn jour nga may laaj ndax dafa am kenn koo xamante ne ci xulafaa yi mës existé moom mooy xalifa bi maanaam bi ndàkkepp xalifa yi ci des. moom benn jour ma koy laaj parce que tout simplement affaire bi dala jaaxaloon mais non mais c'est vrai parce que parfois affaire yi noonu lay demee. en fait Sidi al-Harazim radiyallahu anhu moom moo raw ñu ci des parce que loolu Cheikh ci boppam radiyallahu anhu moo ko wax te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax loolu moom kooku moo tax mënuñu ci werante ñaari mënuñu ci werante moom la ñuy wax al-Khalifatul Mu'azzam d'ailleurs bu ñu nee al-Khalifa kese ci tariqa bi moom lañ ci jublu al-Khalifa kese bu ñu ko waxee moom lañ ci jublu maintenant beneen réalité bi mooy xoolal butéel bi su ma ko tegee nii ay lumière yu bari di ci dal de part et d'autre day am ay kerkeraan yu bari voilà day am ay kerkeraan yu bari bu fekkente ne yow butéel bi ker maanaam fii ci ker gii nga ne moom ngay xoolee butéel bi réalité butéel bi da ngay jàpp ne ker gii rek la am et que ker butéel gi dafay reproduire forme butéel bi selon leer gi ci tombé dëgg la d'accord nañ ci loolu wala bu la neexee ñu jël exemple seetu aussi bu ñu taxawee nii am ay seetu yu ko wër nii da ngay gis seetu bu nekk day refléter butéel bi on est d'accord et que à un moment donné nit ki mën na foog ne mën na nekk ci di xool benn seetu kese comme bii butéel bi rek ko reflète maanaam moom fii la seetu boobu lay xool day jàpp ne en fait butéel bi image am kii rek la reflet am kii la kii rek ko refléter de manière parfaite moom loolu lay jàpp en toute vérité butéel bi dafa am ay reflets yu bari Seydou Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu noonu la dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo tëj mboolem ñuy xalifa yi ñoom la ñoo tëj mboolem ñaari xatmu yi ñoom ñooy secret Seydou Ahmed Tidiane ñoom ñooy ay takkandeeram ñoom ñooy ndab yi nga xamante ne leeri Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak i secret ci ñoom lay balle kenn ku ci nekk ci ñoom mën na taxawaay boobu mais en même temps parce que ñoom ñooy cheikh di ñoom comme butéel bi ñoom ñooy cheikh xam nga butéel bi gis nga takka kii bi image bi cheikh di ñoom sauf que duñu cheikh ndax cheikh kenn la radiyallahu anhu voilà boobu réalité lu ñu bari mënul comprendre en fait da ngay gis ay wàllu yu mag loolu moo la ci gën a yéem mooy ñoo xam ne mais vraiment boroomi Fathul Akbar lañ boroomi maqaama yu kawe yégg ci niveau yu kawe mais mënuñu comprendre réalité boobu noonu ñoom jàpp nañ ni kii daal nga xam ne à travers moom la ñu gisee lii butéel bi seetu bi ñoo kii moo représenté lii ci Cheikh foo gis mais loolu kenn du ko ŋàññee kenn loolu parce que lan moo tax parce que li ñu wax loolu dëgg la réalité la aussi kenn du ko ŋàññe kenn du ko xase kenn mais en tant que kuy am recul
te ak ku xam réalité Seydi Ahmad Tidiane boobu radiyallahu anhu il faut que nga am benn recul par rapport ak loolu nga am benn recul par rapport ak loolu te dëgg groupe boobu nga xamante ne dañ leen di mooñee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam pour ñu yegg foofu il faut que ñu dem ba nga xamante ne dootuñu amati benn source directe lu dul yeneen bi ak Cheikh waaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu mooy seen source directe jeex na. moo tax boo gisee awliya tarixa yu ñu mag ñee mag ñu leen di tudd te seeni xam-xam seen wilaaya seeni maqaama jommal mboole mbindeef yi boo leen xoolee ñoom ñëpp noonu lañ meloon amul kenn ci ñoom kuy référé wu ci keneen directement ku dul ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ñoom ñëpp dañ boo leen gisee maanaam ñi ci des nag dinañ leen wormal dinañ leen màggal dinañ leen kii mais Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu moom la ñuy jël moom mooy ku kawe te Cheikh mooy yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam ndax mooy baatinam kenn ci ñoom ku ne koo jàpp ci ñooñu jàpp nga ci Cheikh ci jëmmi boppam ndax ñoom ñooy takkandeeru Cheikh ñoom ñooy image bu Cheikh ñuy reflet ñoom ñooy Cheikh di ñoom sauf que duñu Cheikh ndax Cheikh kenn la voilà loolu réalité la bu jar a comprendre bu jar a xam bu jar a maîtriser ba pare jar a téye aussi pour parce que soo ko deful rek maanaam da ngay gis nit koo xam te ne day màggal sëriñam nii nga di ko xeeb xam nga fi mu toll boo xoolee ñun fi mu toll li tax gaa yu bari xëccoo ñàkk comprendre réalité boobu ñu bari ci ñun fi mu toll da ngay gis le simple fait que maanaam non wolof yi kay am na lu gën a garaaw yu ñu def sax maanaam wolof yi léeg-léeg dañuy jàpp ne comme diw moo fi raw képp ku nekkul taalibe diw c'est-à-dire que sëriñ si des ay naafeq lañ moo tax parce que buñ dul woon ay naafeq ñoom ñëpp dañ ñëw jébbalu ci diw parce que moo fi raw en fait noonu la ñuy xalaate loolu benn xeetu mal compréhension réalité yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ni mu yaatoo mënoo koo yamale ci ne rek benn nit kese moo doon lépp yenente bi sallallahu alayhi wasallam segam yenent yi waxuma yenent yi alayhi salaam kenn ku ci nekk dafa am rek lu mu la nàndal ci géejëm lan ngay xalaat ci ñi nga xam ne du ñuy yeneen donc loolu yooyu kii la dégg nga kon mu ne maqaama bi nga xamante ne ñoom nga xamante ne ñooñu nga xamante ne yàlla daf leen a mooñee ci xolu yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci jëmm modéliser leen ci yent bi mu ne ñooñu ñu compliqué ñu jafe nañ ñooñu ñu jafe nañ parce que même ci biir afraad yi ñoom ñoom afraad yi ci biir afraad yi ñu maanaam ñu raar lañ ci seen biir déjà ñoom lépp la ñuy gis lépp la ñuy yëg lépp la ñuy dégg depuis la pré-éternité ba l'éternité lépp la ñuy xam lépp la ñu jàkkaarloo lépp la ñuy dégg te amul dara lu leen di perturber par rapport ak leneen différence yi gën a tuuti ci atomes yi dañ koy am xam nga lu tax parce que par yàlla la ñuy xamee yàlla moom ci seen jëmmi bopp mooy seen xam-xam moom la ñuy déggee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci seen bopp moom mooy seen ruux ñoom ay bëbbam lañ ay apparence am kese lañ mu ne ñooñu nag lisa lii moo tax faqat dëgg-dëgg xaala wax na Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu wàllu yu bu mag ba kooku ku garaaw la woon tamit voilà Tayfur la tuddoon Tayfur ibn Isa voilà ku garaaw la woon radiyallahu gërëm Allahu anhu ci mu war a dawate mu gërëm loo ko muy wax muxbiran di xabaare an hadal maqam ci boobule maqam mu ne law ataaka bu lay joxoon maanaam mooy yàlla bu la joxoon xullata Ibrahima xaritoog maam Ibrahima bi alayhi salaam maanaam l'amitié intime bi nga xamante ne moom la joxoon maam Ibrahima alayhi salaam wa mukaalamata Muusa ak jokkalante kaddu bi mu doon def yent yàlla Muusa alayhi salaam yàlla tamit may la loolu booleel la ko ci ne la yow de def naa la ma defaloon maam Ibrahima alayhi salaam xaritoog à part le fait que mu ne yeneen comme ni ñu ko gisee yàlla may na la lépp li ma defaloon maam Ibrahima alayhi salaam jox naa la ba pare ne la mboolem li nga xamante ne mayoon naa ko yent yàlla Muusa alayhi salaam à part le fait que mu nekkoon yeneen lépp tamit may naa la ko ba ci jokkalante bi may jokkalante ak yow kàddu tout le temps may waxtaan ak yow
mu ne waaw mu ne wa rawxaaniyat ak rawxaaniya le fait que mooy le caractère spirituel bu kawe boobu nga xamante ne moom la bu Isa bu yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam xam nga ma yent yàlla Isa alayhi salaam en fait moom dafa am benn partie boo xamante ne moom en fait dafa kii moo tax loolu moo tax moom mu nekk yeneen sans mu am 40 ans parce que moom du nitu kese en fait moom nit la mais dafa am côté malaaka côté rawxaani yow googu maanaam même yow yàlla soppi def maanaam nga am mitose ci sa yaram yàlla soppi sa yaram soppi say kii ba modéliser la comme ni mu def yent yàlla Isa alayhi salaam booleel la ci loom la mayoon nga ni waaw mu ne la fàttalu sàkkul minhu ci yàlla almazida ak dolli ñaanal yàlla mu dolli la bu la mayee yëpp ne ko waa yàlla dolli ma mu ne la lu tax mu ne fa inna ndax li wér boor mooy indahu nekk na fa moom yàlla wara azadika loo xamante ne mi ngi ci ginnaaw loolu lépp yàlla yow du jeexal yàlla rek kay maye non gis ngeen xam nga man li tax sama affaire baax mooy dama xam ne yàlla rek kay maye non loolu laa xam kuñ fii coow di lu mu rëy dëgg la mën na maa gën a jàmbaare mën na ma mais daal comme yàlla rek kay maye daal man daal xaar mais yàlla rek kay maye di te mën na ma may te du ko wàññi dara mais lu tax ba du ma wax yàlla mu may ma lan moo tax ma jàpp ne yàlla man waruma man a may li mu mayoon ñoom Samba alors que ñoom Samba defaruñ dara yàlla ba mu may leen lim leen may defaruñ ko dara amul kenn ku fi defal yàlla dara yàlla rek moo la may parce que dafa baax may na la jeex na moo la tànn may la mais lan moo tax man ma jàpp ne non man moom yàlla mënumaa maanaam loolu dafa garaw yàlla manumaa may maanaam c'est comme si da ngay limiter yàlla ci ay pouvoir am son pouvoir décisionnaire ak son pouvoir capacité bi force bi puissance bi da nga ko limiter en fait mais yàlla mën na ko ah may ma doole ma et en plus xam nga lu tax loolu garaaw aussi mooy li nga amagul yow li nga amagul xamoo ko maanaam xamoo ko gis nga ku yàlla may yii yëpp am na lu nekk ci ginnaaw mais xamoo ko mais li nekk ci ginnaaw loolu muy wax nag mooy liñ dox parce que foofu nag fa la raay bi téere mi mooy dem ba nga xamante ne yàlla la lay jël boole la ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga nekk moom mu nekk yow loolu non fa la raay ba téere mi waaw loolu moom fa la raay bi téere ko waaw ah voilà loolu lay wax nag mu ne bu la yàlla parce que ñii ñëpp li ñu am du ñu dara lu dul ay yenn partie ci may ci géeju Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ am yeneen ci yëpp nag boo leen boole ka annahu xool man ka annahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yuzhirna anwaaraha linnaasi fi zulami la ma bu Sayyid wax radiyallahu anhu ak inna wax na ko ci benn ci Hamziya bi tamit innama mathalu sifatuka linnaasi kama mathala nujumal ma'u xam nga lu ñu Yonent bi mel sallallahu alayhi wasallam gis nga ndox bu taawee nga gis biddiw yi di tàppe ci ndox mi nga xool boo xoolee déjà biddiw yi xam nga ndox mi comme stable day am ay ondulation donc di nga gis ne biddiw yi seen caractéristique dina am dara lu ci soppeeku mais dafa refléter biddiw yi ci kaw yu réel yi d'accord nañ ci loolu maintenant ñoom yeneen yi alayhi salaam noonu lañ mel c'est-à-dire que biddiw bu ne ak ni mu mel vrai biddiw bi mooy bi ci kaw mooy mel ni mbir maanaam réalité wu yenent boobu vrai bi mooy réalité yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais bii reflet wu réalité boobu la ci yenent bi kese loolu kese la yenent boo leen ci dégg mu yéem leen ak lu leen mën a yéem wala yu boo leen dégg mu yéem leen ak lu leen mën a yéem ci moom xam leen ni du dara lu dul benn reflet kese ci lenn une partie infime de la réalité du prophète sallallahu alayhi wasallam ci réalité boobu moom mu incarné
non yent bi mooy lépp sallallahu alayhi wasallam moom mooy lépp moom il est tout waaw xaw ma na lañ koy waxee wala déet mais loolu mooy lépp daal voilà donc lépp lu waay am ba mu yéem la ñaanal yàlla mu doole la bu la joxoon loolu lu tax parce que am na lu ko féete kaw mais boo xësee ba dugg nag ci géej googu ba ne yeneen ci bi nag moom waaw là moom par contre voilà là ouais là te loolu tamit ñëpp tolloowuñ ci parce que duñu wuute ci ne géej gi li ndox mi ngay gis ci tefes gi boo ko teg li nekk ci profondeur voilà mais déjà nga nekk toq ndox ci biir géej googu ba bu ñu tuddee géej gi kenn du la mën a tàqaleeg moom loolu voilà loolu déjà c'est ça l'affaire voilà ba bu ñuy wax géej gi rek la ñuy wax géej gi rek la ñuy wax donc loolu il faut incarner faut essayer d'incarner cette réalité dégg voilà ñu yem foofu voilà insha allah peut-être ay vidéo wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin